بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان وصوره في أحسن تقويم والصلاة والسلام على من قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه الحديث وعلى آله وصحابته الذين رووا هذا الحديث والذين جاءوا من بعدهم وآمنوا به وعملوا بتوجيهاته وشرحوه إخوة الأكارم السادة والسيدات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mboolem téléspectateur ak téléspectatrice yu Malikia TV leeru Maodo ci biir réew mi ak bitim réew fu ñu mën a nekk ñi ngi yëkkati nuyoo ak limu lamb te moo di jàmm ak barke ak yërmande di ko tibbe ci suñu loxol xol jëmale ko ci seen jëmm yu tedd yi di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu di yëkkati nuyoo ak limu lamb di ko teg ci loxol alxalifa al aam li tariqati tijaniya suñu wayjur suñu wasila Serigne Babacar Sy Mansour di ko teg ci loxol Serigne Maodo Sy Serigne Mbaye Sy Abdou ak mboolem njabootu maam Cheikhul Hadji Malick Sy radiallahu taala anhu di nuyu képp koo xam ne boroom xam-xam la wala muy ustaas ci kër gi ak ci réew mi di nuyu Serigne daara yi bàyyiwuñu kenn di nuyu sénégalais yi ak sénégalaises yi xam ngeen ne télé bii ñuy tuddee Malikia TV leeru Maodo boroom daf ko créer pour mu nekk participation ci réew mi ci wàllu diine ji ci wàllu tariqa bi ci wàllu société bi ak lépp loo xam ne dafa soxal nit tey jii nag am nañ kontaante lool ak mbégte télé bi indil leen comme ni mu ko baaxooyee émission bu bees mi ngi tudd Allo Malikia émission boobu nag dafa nekk benn tribune de dialogue boo xam ne lépp lu soxal sénégalaise bi ak sénégalais bi dañ ko fiy waxtaane ci wàllu diineem ci wàllu tariqaam ci wàllu sociétéem waaye nag ci gis-gisu lislaam ànd ak xam gu ñu xam ne dëkk bi du ay jullit rek ñoo ko dëkkee suba ne dëkk bi réew mi laa ci jublu wante am na ñeneen ñu fi nekk ci biir gis-gisu lislaam boobu ñiy sàmmoonteeg ngiru imaamu Malik radiallahu taala anhu bi nga xam ne xaj na li gën a bari ci sénégalais yi ci la ñu tënku émission boobu dafay am ndaw loo xam ne daf koy yebal ci terrain bi daf leen di fekk ci marché bi fekk la ci sa atelier fekk la ci sa boutique fekk la ci grand place bi fekk la ci route bi sax ci sa oto di waxtaan ak yow ci sa diine di la ci laaj li nga ci xamul mu indi ko fii ci plateau bi ñu waxtaane ko ba mu leer naññ ci sa bopp nga xam ne lépp looy def ci sa diine ak ci sa tariqa dafay doon loo xam ne ci xam-xam lay tege sukkandiku ci waxi yàlla ji mu ne fasalu ahla dikri in kuntum la taalamun waaye nag ñu am kontaante am mbégte kontaan bay saata gaay ñi ngi feggoog suñu xarit suñu soppee al imam al oustaz Jabel Kouyaté bi nga xam ne xam ngeen ne li aju ci wàllu aj fii ci lislaam volet bi nga xam ne wàllu diine la ci loxoom lañ ko teg ñu ànd ak moom nag mu teewal fi la population sénégalaise laaj yi nga xam ne dañu am yéene ngir laaj ko te ñoom mënuñoo yegsi ci plateau bi moom mu di leen ko laajal ngeen xam ne nag émission bi incha allah bu soobee yàlla dafay am numéro boo xam ne serveur vocal lay doon da ngeen ñu ci mën a jote di dugg di laaj seeni laaj en direct bu ko defee nag bala ñu guddal rek oustaz Jabel nga nuyoo yaa ngi ci plateau Malikia TV leeru Maodo lan ngay wax sénégalais ak sénégalaises fii ci biir réew mi ak bitim réew toog di la seetaan ci Allo Malikia waaw aouzu billahi min asheytaan rajim wasalaatu wasalaamu ala ashrafil xalqi sayidina muhammadin wa ala alihi wa ashaabi wa man wala Haj Mansour ñu ngi lay nuyu al oustazul kabir di la ziyaara nuyu waa adduna bi yëpp incha allah ni nga ko waxee Allo Malikia ñun ñoo fi toogal maanaam population bi booy xool nag ci wàllu niveau xam-xam
ñun dañ fi toogal ñi nga xam ni ñi ngi niveau primaire. donc émission bi du pour waxtaan yoo xam ne xëy na dañuy yëkkati niveau bi. mais bépp question boo xam ne incha allahu taala téléspectateurs yi bëgg nañ ko. laaj oustaz ci seen wàllu xam-xam. ci seen wàllu diine. ndax tam l'islam diine la boo xam ne du diine làmbatu diine xam la. wala yaxillu lahu an yafaala fi'lan xataa ya'lama xukmallahi fiihi loolu la borom Laxdari waxoon. looy def rek nga xam ci àtte yi. donc moo waral oustaz dinañ ànd ak yow. dinañ la recueilliral question yi. dinañ la déglu auditeurs yi ak téléspectateurs yi. ngir ñu ñuy wax laaj yi ñu la koy mën a jébbal. kontaan bokk ak yow jotaay bi. ñun daal ñu ngi noté. di bind jàng ngir ñëpp yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp. ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nuyu borom télé bi. nga xam ni tey fa tabarakallah mooy Haj Mokhtar Ndiaye Al Amin. nuyu Ibrahima Souleymane Ndiaye ak technicien yi ak suñu réalisateur bu baax bi Pape Sy. question yi daal ñi ngi ànd ak yéen émission bu yees la incha allah muy Allo Malikia ak oustaz Haj Mansour incha allahu taala. jërëjëf oustaz Jabel kon nag gis ngeen ne numéro 1 bi muy émission bi njëkk ci Allo Malikia dañu tànn benn thème boo xam ne tey mu ngi tudd avortement médicalisé sénégalais wala sénégalaise bi toog ci kanam écran Malikia TV am na sañ-sañ am na droit mu laaj lan moo tax ngeen tànn thème bu ni mel. xam ngeen ne l'islam dafa nekk système boo xam ne système complet la système complet boobu kero bi yàlla yónnee yónent bi alayhi salaatu wasalaam ba kero àdduna di tukki temps boobu yépp mboolem globe bi muy place yépp mboolem contexte yi muy contexte yépp l'islam dafa jël dundu nit bi muy nekk sperme oustaz Jabel ba keroo muy dem ci ila arzalil umri nga xam ne moom la ñuy tudde ñun ci wolof naag am na benn boroom xam-xam bu mag bu ñoo wax ibnul qayyim al jawzi bind na benn téere tudde ko tuxfatul mawduud fi ahkaamil mawluud nee na nit fi muy nekk sperme muy maniyu ba fi muy àgge ci naag di dem aljanna wala mu dem safara yàlla nañu ci yàlla musal ci 27 étapes lay jaar 27 étapes yooyu yépp nag benn bu ci nekk dafa soxal l'islam loolu moo tax bu ñu demee ci alquranul karim dañuy fekk yàlla di wax ne maa faratna fil kitaabi min shay oustaz Jabel loolu nag mënuloo ko wax ba noppi avortement médicalisé lëmbe réew mi di thème d'actualité soxal sénégalais yi ak sénégalaises yi ñu bëgg a xam lan moo ciy gis-gisu l'islam te nga ne yow Allo Malikia wala Malikia d'une manière générale dafa nekk benn tribune de dialogue boo xam ne dafay waxtaane lépp loo xam ne dafa soxal société bi ak askan wi kon il faut que mu waxtaane avortement médicalisé yàllaa ngi wax ci alquranul karim ne wa laqad xalaqna al insana min sulalatin min tin yàlla nee na dama jël benn malaayika ma woo ko mu ñëw ma ne ko tibbal ma ci suuf yi malaayika mi dem tibb ci suuf yi yàlla jël ca suuf yi la ko gënal tooyal kook ndox bind ci suñu maam aadama soog a jël ruux dugal ci moom la alquran di wax min tuynin lazib nga xam ne ban lay doon bu tooy xepp soo ci tegee sa loxo mu taq ngelaw li di ko upp ba mu fendi mooy min xama im masnuun nga xam ne day xeeñ mi ngi mel ni raaxu ciment mu dem ba wow nag nga xam ne boo ko fëggee day am son mooy salsaal kal faxaar mu jël ruux dugal ci suñu maam aadama noonu la ko yàlla bindee suñu maam aadama tëdd yàlla daal di jël suñu maam xawaa bind ko ci faaru suñu maam aadama ca kaw hadis loolu la yaxal suñu yonent yàlla isa yàlla binde ko ci yaay waaye moom amul papa kon daal di ngay gis ñetti façon bindiin yu bokkul quatrième bi nag mooy bii mooy bi nga xam ne yàlla dafay boole ñaari sperme muy mani yu bu góor ak bu jigéen bati ko comme ni ngay omelette moom la alquran di wax am shaaji nabtali bu rapport sexuel amee ndoxu ku góor ki ak ndoxu ku jigéen ki la yàlla di boole
di ko bati bu koy bati nag bu yàggee dafay transformé wu su transformé woo nag dafay nekk lumbu deret loolu moo tax Abdullah ibnu Mas'ud radiallahu anhu dafay wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne dafa dëggu te lu mu wax dañ koo war a gëm nee na nit ku nekk yàlla mi ngi dajale sa bind ci sa biiru yaay ci 120 jours ci la ñuy soog a def ruux ndax day nekk ñeent fukki fan maniyu nekk ñeent fukki fan lumbu deret nekk ñeent fukki fan dogu yàpp soo boolee 3 fois 40 daf lay jox 120 jours yàlla yónni malaayika jox ko ruux pour mu ñëw dugal ko ci biir li ngeen di tudde embryon muy aljanin soo demee Oustaz Jabel da nga fekk beneen xadiis boo xam ne ku ñuy wax Xudayfa ibnu Usayd moo ko nettali nee na bu nit amee fukki semaine ak ñaar te mooy 42 jours ci la embryon bi tàmbali di yëngatu foofu nag Oustaz Jabel boroom xam-xam yi bi ñu ñëwee dañu ne ñaari xadiis yi nan lañ leen di boolee niñ leen di boolee mooy 42 jours bi ko mbéemur mi di am moom la wolof di wax mbéemur mooy embryon bi muy am 42 jours tàmbali na di yëngatu Ibnul Qayyimul Jawzi boobu ma lay wax ci téereem boobu mu ne boroom xam-xam yi ñi ngi wax yàlla bi muy bind lan la njëkk bind ndax res la ndax xol la ndax yuur la muy organes yi bala moo bind ruux ndax yooyu ñoo njëkk a formé wu bala ñoo bind ruux lu mën a am rek 42 jours moom amagul ruux waaye nag mi ngi yëngatu xam nga sperme muy maniyu bi rapport sexuel amee maniyu jóge ci ku góor gi min bayni sulbi wa taraib bi alquran di wax jëm ci nen bi nga xam ne moom la jigéen ji yore pour ñàkk ko wallax njaan boobu day dox te pourtant amagul ruux te mi ngi dund kon 42 jours amagul ruux waaye mi ngi dund màgg mooy an numuwu comme ni nga xame plante yi ñoom dund màgg la ñuy dund waaye dundewuñu ruux kon embryon bi muy mbéemur bi muy am 42 jours ruux nekkagu ci kon li gën a wér te aljumhur li ëpp ci borom xam-xam yi moom la ñu wax mooy bi mu amee 120 jours te mooy ñeenti weer ci la yàlla soog a yónnee malaayika nag mu ñëw indi ruux dugal ci biir bi mu ci dugalee ruux nag léegi mu tàmbuli nekk loo xam ne moom la ñuy tuddee nit kooku moo nekkoon benn introduction boo xam ne moo ñuy dugal ci émission bi ñuy waxtaane tey thème bi muy lan mooy avortement médicalisé tey bu ñu laajoon al ijhaad moom la ko arab di wax français di ko wax avortement médicalisé biñ ci yokku nag mooy dañu ne kër docteur te muy docteur bu qualifié fa nga ko mën a defee loolu moo indi ñu ne avortement teg ci médicalisé nga xam ne kon léegi yàq biir yaa ngi koy mën a defee ci kër docteur boo xam ne moom xam-xamam ci loolu la màcc moo tax ñu tudde ko avortement médicalisé kon da nga naan avortement mooy jigéen joo xam ne dafa ëmb bi mu ëmbee nag moo xam ci benn weer bi la moo xam ñaareel bi moo xam ñetteel bi moo xam ñeenteel bi ba ci juróom-ñeenteeli weer bi xale bi daal àggagul fu mu war a jundoo mu ne moom daal am na benn cause moo xam cause bi lu mu mën a doon dafa bëgg a dindi lii nga xam ne moo nekk ci biiru ndaw si oustaz loolu la ñuy tuddee avortement buñ ci tegee médicalisé nag mooy dañ koy defe ci kër ak docteur goo xam ne état bi moo leen ko may na doon ñoo xam ne dañoo qualifié nga xam ne loolu ci la seen xam-xam màcc léegi nag bi nga xamee ne àdduna yëg seegul fii ñan ñoo doon def avortement booba daawoo ñëw ci médecin bi ndaw si ci boppam daana ko def xanaa xamuloo ne Oustaz Jabel ak yow mi toog ci kanam écran Malikia TV leeru Maodo di ko seetaan xamuloo ne avortement mag ñi daanañ ko defee mbanta waaye day fekk booba ëmb bi soreegul mbanta daanañ ko defee baxal mbanta nan ko
am nañu koy def kon biñ koy indi ci médicalisé looloo tax ñu di ko wax ne nañu fekk muy docteur boo xam ne liggéeyam la boo xam ne bu ko man la mun na doon mu jóge ci ku jëkkër ji dañuy wax avortement ñan ñoo koy def jabar ji mun na koo def mën na am xalaat bi ci moom la jóge mën na am mu jóge ci jëkkër ji mun na am mu jóge ci ñoom ñaar ñépp léegi nag bi nga waxee loolu nag xamle lan mooy avortement lan moo ciy gis-gisu lislaam oustaz ci lislaam boroom xam-xam yi dëppoo nañu ne avortement daganul loolu mooy cosaan kii seetaan Malikiya TV leeru Maodo na xam ne boroom xam-xam yi à l'unanimité dañoo dëppoo ci cosaan laa wax de su ma ñëwee ci biir nag bay tas ak a yaatal da nga dégg xalaat yi ci biir mais dans un premier temps mooy ñoom ñépp à l'unanimité dañu ànd ne avortement daganut ñu ne leen waaw avortement daganut ba faw ñu ne ci benn cas rek lay dagane ñu ne leen cas bi mooy lan ñu ne ndaw si dafa ëmb moo xam ci ban weer la nekk moo xam dugalaguñ ci ruux walla dugal nañ ci ruux ëmb bi àgg foo xam ne ndaw si dafa dem ci gynécologue mu seet ko diagnostiqué ko defal ko écho ne ko sa ëmb bii su continuer li ñu xam ci médecine mooy sa bakkan du ko fekke loolu du lu ñu yaakaar du lu ñu jort waaye loolu mooy li médecine wane oustaz bu boobaa yow miy seetaan ndaw si nan lay def day jël kayit boobu ko docteur jox demaat ci beneen docteur ne ko docteur sàngam lii la ma wax docteur boobu seetaat ne ko effectivement docteur bii li mu wax ci li ñu xam ci xam-xamu médecine sa ëmb bii bu avancé da ngay faatu mu jëlaat kayit bi yóbbu ko ci beneen médecin ne ko man de ñaari médecin wax nañ ma ne sa ëmb bi bu gënee avancé da ngay faatu su boolee ñett yooyu yépp nag mu ñëw nag léegi ci borom xam-xam bi indi kayit yi ne ko ñetti docteur yii yu qualifié lañ nee nañ ma lii ma ëmb ci sama biir bu continuer man sama bakkan daf ciy des benn cas bi jabel ci la borom xam-xam yi ne donc ci lay dagane ñu def li ñoo tudde avortement moo xam nag da nga koy tudde médicalisé walla non médicalisé moo tax damay wax sénégalais yi ak sénégalaises yi bu ñu focaliser wu ci baatu médicalisé kooku baat buñ ci taf la bi lislaam xasee tere da nga koy defee ci médecin da nga koy defee ci feneen lépp daf koy tere su ko defee nag léegi kooku nga xam ne dafa ëmb muy ndaw si dem na ci ñetti médecin ñu xoolal ko ne ko yow mii sa ëmb bi bu continuer da ngay faatu bu boobaa mën nañ koo may mu def avortement ñu ne waaw boroom xam-xam yi yéen li ngeen wax fu ngeen ko sukkandiku alquran nañu fasalu ahla dhikri in kuntum la taalamun oustaz Jabel xam nga ne boroom xam-xam bi nga xam ne ci sharia la xam-xamam màcc xamul ndax ëmb bii bu continuer yaay ji dana faatu wala déet moo tax bu jigéen ëmboon ñëw ne la damaa bëgg a avorter nga ne ko lan moo tax bu la waxee benn cause bu dul cause bii su la waxee cause bi nga ne ko demal ci gynécologue mu seet la demal ci médecin bu qualifié mu seet la nga indil ma kayit yi bu demee mu seet ku mu indil la kayit yi nga ne ko jëlal kayit bii di résultat bi yutal ma ko beneen bu mel ni moom ba muy ñett su indee ñett yooyu yépp docteur yi à l'unanimité ne kii lii mu ëmb su fekkente ne génnewuñ ko bakkanam xaj na ci su boobaa boroom xam-xam bi mën naa ubbee ne mën nañoo def avortement moo xam médicalisé la moo xam leneen la ndax bu boobaa boroom xam-xam bi ci xam-xamu docteur la sukkandiku joxe àtte l'islam ci loolu Jabel moo tax alu malikiya li ñu waxoon ne dafay émission boo xam ne tribune de dialogue la mooy du ñëw rek fekk fi masala mi nekkoon mu bàyyi ko fi
niñ ko bindee woon ci téere yi nga ñëw woo gaa yi ñu ñëw nga jàngal leen texte bi bàyyi leen déedéet ñi fi nekk di ay boroomi xam-xam oustaz moo xam nuñ leen tudde imaam boroom xam-xam sëriñ daara oustaz waxuma nag islamologue man ñooñu laa wax ñooñu dañu war di gëstu di def ay recherche texte yi nga xam ne moom la ñu jële ci alquranul karim jële ko ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jële ko ci waxi saxaaba yi jële ko ci waxi borom xam-xam yi rawatina ashaabul madahib al arbaa muy borom ñeenti ngir yi di imaamu Malik imam Abu Hanifa imam Ahmad ibnu Hanbal imam Shafii texte yooyu la ñu war di jël di collaborer ak ñi nga xam ne ñoom ci médecine la ñu nekk su ko defee loolu mooy tax suñu ubbee suñu joxee fatwa bi dafay valable dafay am fu mu tege fa jamono tolloon tollatu fa daf ko dépassé loolu moo tax émission yu mel nii buñ koy def dañu war a fekk fi jamono toll ak médecine moderne ñu jël texte yi yóbbu ko mu fekk ko fa ñu boole leen ñoom ñaar parallèlement di ko wax askan wi yow nag li nga sañ mooy wax ko jël teg ci kaw taabal ji ne lii la yàlla wax ak yonent bi askan wi nag lan la ñuy def loola moom sa yoon nekku ci ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla def na ko woon lasta alayhim bi musaytir léegi nag oustaz bi nga ne seet nañ ko nee nañ ko ëmb bi bu avancé da ngay faatu ñu ne ko léegi nañ ko dindi ñu ne waaw fekk na ñu def ci ruux di te moom it nit la mu ngi ci biir fan nga mën a jële ci tegtal ci xam-xam ne moom mun nañ koo éliminer te bàyyi yaay ji ñuy dund yow miy seetaan déglul yaay ji nga xam ne moo ëmb xale bi ñun ñépp d'accord nañ gis nañ ni mi ngi dund dëgg la walla déet mbéemur bi nekk ci biir yaayam mun naa dem quelque temps faatu ak dundam nekkut loo xam ne lii dañu ci téye à 100% te dundu yaayam moom xaqiiqa la benn ngoog ñaar ñu ne yaay jii nga xam ne dundam lu wóor la ak ëmb bii nga xam ne dundam gaa am na benn partie boo xam ne bu wóor la mais am na ci lu wóorul ñu ne dundu yaay ji moom la ñuy jiital loolu ñaar ñett dañuy wax ne dundu cosaan te mooy dundu papa ak yaay muqaddamun ala ci dundu banqaas muy doom loolu moo tax bu yaay reyoon doom wala papa rey doom mooy dañu naan kenn du rey papa ndax rey gum rey doom kenn du rey yaay ndax rey gum rey doom kon dundu yaay fii mooy priorité loolu moo tax ñu ne nañu éliminer dund kii nga xam ne mu ngi ci biiram ndax yaay ji moo ëpp priorité ci dund ci kii nga xam ne moo nekk ci biiram bu boobaa nag dafa am benn qaayidal usuliya buy wax ne laa yuhmalul muhaqqaq lil ibqaa'i ala al mawhum xam nga yaay moom ak dundam ñun ñépp xam nañ ko gis nañ ko jàkkaarloog moom waaye li nekk ci biiram di dund mën na judd indi bakkan mën na judd di indi bakkan balaa ëmb bee yegg mën naa faatu ñu ne nag kon kenn du fa sacrifice yaay ngir doom ji waaye kon doom ji la ñuy dindi ngir jote ko kële borom xam-xam yi tegaat ci ne fa man turra gayra baaxin wala aadin fala isma alayhi dañoo loru ñu ne genn wàll kasara moo gën kasara yaay jaa ngi nii ëmb di dund ñu ne li ci biiram mi ngi dund léegi nag ñu ne nan la ñuy def ñu ne li ñuy def mooy dañuy fexe ba ki nga xam ne mooy liir bi tuddagul liir sax mooy mbéemur mi loolu nañ ko dindi su ko defee ñu bàyyi yaay mi nga xam ne moom mi ngi fi mu dund mu am beneen qaayida usuliya ustaas boo xam ne day wax ne darul mafsada muqaddamun ala jalbil maslaha darul mafsada mooy lan mooy fexe sauver bakkanu yaay suñ ko sauver wut mu yàqu jalbul maslaha xëcc njariñ mooy lan xale bi bëgg nañ mu gane àdduna bëgg nañ ñu ngénte ko bëgg nañ mu màgg jàng jëriñ ay waajuram jëriñ diine ji jëriñ fameem jëriñ koñ bi ak arrondissement bi jëriñ réew mi jëriñ àdduna bi yépp
mais jariñ al aalam al islami loolu njariñ la waaye njariñ loolu nag balañ koo xëcc bu fekkee dafa nar a jur lorug faatug yaayam ñu ne kon njariñ loolu nañu fexe faatug yaayam ñu éviter ko donte dañuy ñàkk njariñ loolu kooku itam qaayda la boo xam ne boroom xam-xam yi dañ ko jëfandikoo ngir mën a layal ne ci kaa boobu dong muy dund yaayam dafa nekk ci xottu gerte bu boobaa danañu may ki nga xam ne mooy yaay mu dindi li nekk ci biiram léegi nag yéen ñi toog ci kanam écran bi Oustaz Jabel lii ñoo tudde avortement médicalisé te mbëri coow te ba nga ni si ndax yow dégg nga benn boroom xam-xam boo xam ne toog na ñu ne nañu édifier leeralal askan wi lan mooy gis-gisu lislaam ci lii war nañ koo defal askan wi xam ko dafa am yoo xam ne askan wi waruñu koo xame à travers les médias nii média boo xam ne loolu nekkul spécialisation nga xam ne benn flash la ciy jël sànni la ko nga xam ne doo xam yàpp la doo xam jën la dañ la ko war a tegal gis-gisu lislaam lii la ak lii ak lii ak lii lii moo tax mu wax lii ak lii ak lii ak lii léegi loi bi boo xoolee ñaar la visé mooy lan mooy li ngeen di tuddee viol ak inceste yow mi nga xam ne sénégalais lambda nga toog ci kanam écran malikiya viol xam ngeen ko ci wolof mooy siif maanaam ñoom nee nañ bu benn góor ëppee doole jigéen forcé ko àgg ci moom mu ëmb ñu ne waaw ñu ne kooku daal ngir gàcce bañ koo dal moo xam ku góor ki la walla ku jigéen ki loolu war naa mën a maye ñu dem ñu dindi ko li ñuy tudde inceste nag mooy li xew léegi oustaz baay bu yegg ci doomam ju jigéen frère bu yegg ci sëram najaay ju yegg ci jarbaatam waaw léegi su fekkente ne ñooñu nga xam ne tey minorité lañ xam nga ci code procédure pénale bu Sénégal muy article 305 moom lii l'islam wax la waxoon mooy bu ñu demee ba ndey ji bakkanam nekk ci xottu gerte su boobaa maye nañ ñu def avortement waaye nag léegi adduna bi li fi xew xam ngeen ko yéen ñëpp yow mi Oustaz Jabel xam nga ko ay nit ñooy jóg former ay groupe naan kii dañ koo siif ëmb bi mu ëmb neexu ko su ko imbee ci koñ bi day am gàcca nangam ak nangam di wax seeni wax dajale seeni sitting ki nga xam ne tey benn américain la nga xam ne wax na ne def na avortement lu mat 75 000 moom moo defoon avortement boobu nga xam ne daf ko def ci télévision ñu di ko seetaan avortement boobu teg nañ ko ci Sénat Amérique teg nañ ko ci bu France gis nga ki defoon loolu dafa wàññeeku moom nee na 30 ans yi mu def ci loolu te daf daan toog di def sitting di def marche naan avortement médicalisé dañ ko war a yoonal moom loolu la doon def moom waa jooju muy Bernard mais nee na 30 ans yi mu def yépp ci bi mu gisee avortement médicalisé ni mu mettee xam nga tey ñun amuñu sañ-sañ image boobu nga jël ko di ko teg ci télé mais boo xoolaanee ni mu ko defee nga xam ne ñetti appareil la ñu yore bi ñuy def avortement médicalisé bi booba nag ruux mu ngi ci benn appareil bi la ñuy jël rek dugal ko ci butitu njuru gi xotti ko ndox mi génn xale bi day tiit tëb bi mu tëbee dafa tafu ci yaayam dañuy wax ne xol bi bu doon battre 150 dem na bay battre 200 ndax tiit benn appareil mu jël beneen appareil dugal ko ci biir daggate yaramu xale bi bopp bi des xam nga bopp bi xajul ci appareil bi mu jël beneen 3e appareil toje ko bopp bi yooyu yëpp mu manque ko nettoyé ko génne ko yow mi toog ci kanam écran Malikiya TV loolu la ñuy tuddee avortement médicalisé moom bi mu defee loolu bi mu ko seetaanee xolam dafa jeex mu ne moom 30 ans yi nga xam ne daf doon yëngu ci loolu di ko xeex pour nañ ko daganal nee na mbooleem xaalis bu mu ci amee woon daf koy delloo ci wàllu jigéen ñeeg wàllu yu demee noonu ndax tuube ko benn américain la kat
li ma ci gën a reeloo nag mooy gouverneur bi ñuy wax ne dafa nekk Texas nga xam ne dañu ne dafa génn benn arrêté ne gars yi dañoo trouver lu am solo ñu ne lan la mu ne gars yi nee nañ léegi ndekete ab ëmb bu amee fukki semaine ak ñaar day tàmbali di yëngut te maa ngi lay wax xadiisu Xusayfa ibnu Usayd ba ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax ak léegi junniy at la ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar ci ren yonent bi wax ne 12 semaines ëmb bu ko am di yëngatu mooy 42 jours mais moom ba mu gisee loolu 42 jours yi moom gouverneur boobu dafa def benn arrêté ne dañuy tere ku fi def avortement loola nag du ñu ñor ci réewam jàmbur la mais ñun li ñu bëgg a wax rek mooy ndax viol ndax baay bu yegg ci doomam bu jigéen ndax frère bu yegg ci sëram ndax najaay ju yegg ci jarbaatam ndax minorité boobu war nañ ko jël tëral benn loi boo xam ne askan wi yépp daf leen di tënk ndax nee na ñooñu la ñu bëgg a sàng sutura sénégalais ak sénégalaise bi toog ci kanam écran Malikia TV question boobu laa lay posé est-ce que minorité boobu ngir yiir leen mbalaanam sutura war na jar ñu jël suñu loi 305 remplacer ko loi bi nga xam ne moom la ñuy def est-ce que loolu war na mën a nekk ci am réew kon nag loolu warul mën a nekk loo xam ne lii aw lay la pour que ki nga xam ne dafa bëgg a def avortement médicalisé def ko ñoom yi ñu joxe ci ay lay yii la Oustaz Jabel yow mi seetaan Malikia TV mooy nee nañ waa ji dañuy bañ mu am gàcca mooy lan génn ci koñ bi ñu ne moom moo ëmbal diw wala bàyyee ma ko ëmbal nañ wax terme bi sénégalais bi xam ko najaay ma yegg ci moom frère ma yegg ci moom waaw ma di leen laaj yéen ñi toog ci kanam écran bi Oustaz Jabel ma di la laaj kooku noonu loolu mu def ak bakkan bii ñu bëgg a rey ban moo ci gën a garaaw rey bakkan bi moo gën a garaaw gàcce ak njaaloo donte lépp gàcce la mais bii dafa nekk crime boo xam ne moo gën a rëy bale foofu est-ce que kon crime boobu nga xam ne tey mooy rey bakkan te mooy avortement médicalisé boobu nga xam ne doonul cas bi ñu wax rek toujours nag ñu di leen rappeler ci cas bi nga xam ne wax nañ ne bu dee boobu la boroom xam-xam yi d'accord nañ ne ñu ci bari ci ñoom ne mun na nekk bu dee lool la li nga xam ne mooy lor bu jógee ci gàcce ki def loolu ak ki nga xam ne dañoo def ruux ci moom ñu war koo rey ñaar yooyu bu ci gën a garaaw gàcce gu waa ji laa bëgg a wax yow mi seetaan moo xam nijaay ji yegg ci jarbaat la moo xam baay bu yegg ci doom la moo xam dafa nekk li ñuy tudde njaaloo est-ce que gàcce googu suul ko moo ëpp importance ci rey bakkan boo xam ne bii am na ruux ba pare yow sénégalais ak sénégalaise bi toog ci kanam écran Malikia TV à vous de juger ngeen xam ndax ñaar yi ban moo ci gën a garaaw kon loolu du nekk cause du nekk justification bu valable boo xam ne dafay may nit muy maye nañu def avortement médicalisé ndax sàng ñooñu sutura mbokk yi nga xam ne yéen a ngi toog ci kanam écran Malikia TV leeru Maodo loi yu ni mel tëral ko xam nga lu muy nuru mooy fekk addu kalpe mooy agresseur nga jox ko jaasi wala nga naay ndax phénomène yi nga xam ne dafa nekk ci société yi est-ce que Oustaz Jabel loolu moo koy dindi li nga xam ne lii mooy yoonal loi bu ni mel loolu lan lay nuru mooy dafay mel ni da ngay protéger ki nga xam ne dafa def njuumte nattu nag yàllaa koy def yooyu yëpp ay nattu yàlla la ñun xam nañu ko te itam nangu nañ ko wante bi mu nekkee nattu ba pare nag buñ ko jël mukk def ko aw lay mu war a nekk justification pour tëral yoon boo xam ne bii dañ ciy def loo xam ne l'islam daf koy tere est-ce que tëral loi bu ni mel yéen sénégalais ak sénégalaises yi est-ce que loolu nuruwul ne yow da ngay sanctionner koo xam ne dafa def lu baax mais fekk fautif nga di ko récompenser c'est une question est-ce que tëral loi bu ni mel nuruwul ne da nga fekk ku jalgati nga récompenser ko
fekk koo xam ne kii innocent la deful dara nga sanctionné ko mooy lan dafay mel ni da nga sanctionné toute la population sénégalaise ak ñi ci nekk yépp couche yépp moo xam diine ju ñu mën a nekk fekk benn minorité boobu ngay wax naan viol ak inceste nga wutal leen loi boo xam ne ñaawteef yi ñuy daf leen koy mën a suulal man leen koo muural protéger leen ba nga xam ne kenn du leen ko xoole lu mel noonu war nañ ci bàyyi xel bokkul ci li nga xam ne dana maye nit mu def avortement médicalisé kon wax naa première bi nga xam ne bokkul ci liy justifier mooy viol wala inceste ak façon yooyu yépp nekkul justification pour avortement médicalisé ñu war ko mën a def benn deux benn jigéen a ngi ni oustaz tàmbuli na di sëy am na jëkkër waaye ëmb na xam nga jigéen bu xasee ëmb rek dafay déformé wu biir bi day génn day tàmbali yu baree bari ci organam yi dafay changé mu ñëw taxaw ci seetu bi rek wala mu génn ci biti rek gis ay ñu ko yab rek ñu naan ko borom abaaye beeg borom nangam bi mu dellu ci kër ga rek daal ne man daal sama li ci sama biir dama ko bëgg a dindi pour lan pour garder forme am kon li ma bëgg a wax ci gàttal mooy garder sa forme du nekk mukk justification pour maye def avortement médicalisé oustaz da ngay xool suñ mag ñi ni ñu bëree woon sutura da nga daan gis jigéen joo xam ne day am boroom kër ñu may ko ci charte yi l'islam wax mu wan na aw lor day rus a génn ci mbedd mi suñ dee génn guddi la ñuy génn dañuy ànd ak ku leen gunge dañuy solu ba daj mais xoolal kooku léegi nag kersa yooyee ak jom yooyee ak yooyu yépp nga xam ne mbañ rus la yooyu lañu war a fexe ñu dugal ko ci suñu boppi njaboot yi yar leen ci xamal leen yu bon yi yépp ñu wattandiku ko waaye su fekkente ne yow yooyu yépp yaa ngi koy indi di ko jàngale ci école bi di ko encourager ba yu mel nii xew nga ne naa ko kar nan laa koy kare damay tëral loi boo xam ne ñooñu kat gàcce gi ñu def kenn du ko yëg ci mbedd mi kenn du ko yëg ci kër gi kon li koy faj mooy suñu doom yi nañu delloog ñoom ci cosaani maam yi nañu delloog ñoom ci suñu diine nañu delloog ñoom ci kersa nañu delloog ñoom ci ngor nañu delloog ñoom ci ñu xamoon muy sutura ak mbañ rus bu njëkk da nga daan gis oustaz Jabel mag mu taxaw ne la lii fekke ko dee wuute ko moom a ko gënal waaye xoolal yii tey ne suñu demee ba nit ki xam ne am na loi boo xam ne su àndeeg nit te takku ko may nañ ko mu daal di dem léegi dindi ko te kat dindi bi yow sénégalais ak sénégalaise bi toog ci kanam écran Malikia TV xamal ne am na yeneen yu ne ci biir muy doom yi am nay doom yoo xam ne yi par 4 nga ciy jël boo ko laajee ñi nga xam ne ñooy ay gynécologue xam nañ ko kon am na façon yu bari yuñ koy defee bala ñoo yegsi ci appareil yi ñu doon wax naan da nga koy utiliser bu ko defee loolu lépp dafay encourager nit ñi di def naka su du noona ndax am nañ loo xam ne daf leen a frappé kon de xam naa bu fekkee régime mun nañu jox élément bi su ko defee ñu ànd ñun ñëpp rek seetaan élément bi. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk téléspectateur u Malikia TV yi ci biir réew mi ak yi ci biti réew ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu xaq di leen baal di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla boole jéggal seen télévision Malikia TV leeru Maodo indil leen tey beneen émission bi ñuy wax allo Malikia allo Malikia li ko tax a jóg mooy émission la boo xam ne da lay fekk sa biir kër sa biir atelier sa biir bureau ci biir marché ba incha allahu taala fas yéene fàttalanteeg yéen jàngalanteeg yéen suñu wàllu diine allo Malikia nag tey premier numéro bi ñu fas yéene waxtaanee ci al ijhaad ad dawaa'i muy avortement médicalisé fas yéene xam lan la ci opinion bi xalaat lan moo ci seen xalaat lan moo ci seen question ndax jaadu na ndax war nañ ko yoonal wala déet ñu ànd ak yéen ci biir marché bi allahu taala fas yéene cee xam xalaatu population bi. booy seetaan na nga dem ca
docteur yi taxawu rek xam naa gis nañ si jàmm ba ndaw sa taxawu rek waaw man la loolu rek man sama xalaat kan gis nañ si jàmm ba ndaw sa taxawu rek nañ leen si jàppale bu baax rek. comme yàq biir ak yooyu je crois bien l'islam daf ko condamné kon nag kooku vraiment waruñu cee mën a d'accord mais bu nekkee nag ne ça dépend des cas bu nekkee nag ne ndaw si fu mu nekk léegi bu bi yàqul mën na cee lor boppam en ce moment je crois que war nañ ko mën a accepter pour sauver ça pour sauver ko quoi waruñ ko encourager nag en aucun cas ndax aussi tout cela je crois ça dépend de l'éducation ku jigéen war na di sàmm boppam be yu mel noonu bañ ko dal quoi même mu dem diine daf koy dindi quoi daf koy dindi. moom d'accord ma ci quoi wax dëgg yàlla moom vraiment parce que daal l'islam sax déglewu ko sama xalaatu bopp l'islam déglewul loolu quoi loolu moom moo sañoon moom duñ ko sax xalaat a def. ëmb moom nañ bàyyi noonu rek ba lu yàlla def ñu xam ne loolu la quoi et puis xam nga loolu laa ci xalaat quoi wax dëgg yàlla. mën nga avorter ba pare dee mën nga avorter ba pare sa biir bi deret bi dafay des day metti parce que man gis naa ko nga xam ne dafa avorter ba pare ba léegi wérul te ba léegi amul doom kon xam nga ne loolu amul benn sens kon nag jigéen ñi nañ ma déglu bu baaxul nañ ko bàyyi diine nangu ko l'islam nangu ko jullit musu koo bëgg buñ naree jur nañ jur rek. avortement médicalisé moom lu baax la parce que sincèrement man je trouve man personnellement que lu baax la parce que des fois nga ñu tombé ci yenn situation yoo xam ne di nga gis koo xam ne vraiment ay inceste lay doon ak leneen loo xam ne nekk ci biir famille avortement boobu dina baax mais malheureusement dañoo nekk ci réew yoo xam ne fu ñu toll nii bu xasee ba am dañuy changer lan mooy kii bi maanaam lu tax mu ñëw parce que ñu bëri danañ def lu yoon profité ci pour def avortement médicalisé loolu rek moo ma xaw a jaaxal mais lu am solo la. si suñuy culture avortement bokk woon si ñun parce que ñu taxoon ñuy def avortement dans les pays occidentaux surtout c'était que nit yi suñu amee woon ay rapports sexuels non protégés ba am si doom fekk nekk ñu si mariage ñu def seen avortement nu mu leen neexee fii nag Sénégal dañu def lu ñuy wax benn loi buy autoriser avortement si kër docteur yi su fekkee am na xam ne lu ko waral mu xam ni intérêt yaay bi mu ngi si c'est-à-dire que su fekkee grossesse bi gis nañ ni xale bi mun na indil ay tolof ba yaay si faatu si jox nañ autorisation docteur yi dafa leen avortement. Haj Malick demaloon na leen ci terrain bi mook Souleymane di laaj sénégalais yi ak sénégalaises yi gis ngeen xalaat yi ni ñu wuutee àdduna nag noonu la tëddee émission bi itam looloo ko tax a jóg du benn parti rek mooy wax mais kii day wax kee wax ñu comparé ko boole leen ñoom ñëpp indil ko ki nga xam ne mooy téléspectateur ak téléspectatrice bi dama ciy jël rek li nga xam ne moom la médecin bi wax te mooy ñoom bu fekkente ne mooy cas bii ma wax nga xam ne mooy cas majeur bi nga xam ne tey seet nañ ne ëmb bi bu continuer dundu yaayam mu ngi ci xotti gerte kon mun nañ ko dindi léegi nag doo am na beneen bu mu ci yokku mooy li ñuy tuddee handicap walla leneen handicap boobu am na boroom xam-xam yoo xam ne ñoom ànd nañ ci loolu mën naa ci joxe ku mel ni Ali Juma docteur Ali Juma muy mufti diyaaril masriya ngiru Malik ñoom nanguwuñu ko Oustaz Jabel élément yi nga xam ne seetaan nga ko alaaji demaloon ñu ci terrain bi ànd ak Souleymane déglu nga sénégalais yi ak sénégalaises yi seen gis-gis ci wàllu avortement médicalisé lan nga ko jàngate waaw gis naa ni am na ci ay points yu ñu ci uute donc loolu yëpp ci sa biir waxtaan andi nga ko donc jot nga ci tontu xam naa bu ci nekk anticiper nga ko wax ko moo lay wan ni l'islam bàyyiwul dara voilà donc incha allah bu amee yeneen question dinaa ko mën a dugal nga mën ci waxtaan mais vraiment am na solo yaa ngi ci yoon bi am na yeneen yoo xam ne dinañ ko ci noter incha allah li ci l'islam wax ñu mën la ko jébbal nga mën ko tontu incha allah ok jërëjëf Oustaz Jabel kon xam ngeen ne bu fekkee yéen a ngi ñuy topp ñu ngi woon ci jigéen ji nga xam ne xaj na ni mu bindoo muy taaram xam nga bu ëmbee Oustaz ëmb bi dafay déformer yaramam taaram ak yéppam kon damay dem def avortement médicalisé
ndax sama taar dellu si loolu lislaam du ko maye. kooku mooy bu ñaareel bi. bu ñetteel bi mooy am na ñoo xam ne bu ñu ëmbee du ñu bëgg a sonn te xam nga ëmb ku ko def da nga sonn. loolu moo tax alquran di ñu wax ne xamalatu umuhu wahdan ala wahdin maanaam jigéen bu xasee war na lor rek tàmbali di xel mi teey muy ming di gayaar am na ñoo xam ne wàccu lañ koy defee li ñuy tuddee jafte ci wolof kon il faut mu metti dana am lu la metti loo xam ne daawu la metti ndax lu toll ni doom nekk ci biir juróom-ñeenti weer yow nag nga ne loolu mënuma koo supporter ndax man damay sonn wala damay feebar su ma tëddee nii sama digg gannaaw gi kon nu may def damay dem dindi ko kon coono yooyu itam oustaz l'islam nee na du permettre ndaw si mukk muy dem di def avortement médicalisé bu ci topp nga xam ne mooy quatrième bi mooy am na ñoo xam ne bu ñuy am doom dañ leen di def césarienne maanaam dañ leen di xotti doom ji du juddu normal loolu itam jigéen du wax ne man loolu laay ragal moo tax kon damay dem def avortement bi balaa may àgg foofu ñu di ma xotti loolu itam du nekk justification boo xam ne dafay tax jigéen di def avortement médicalisé te gis nga loolu lu fi yàgg la oustaz muy li ñuy tudde amaliya qaysariya muy césarienne te pourtant population sénégalaise bi bu leen di wax ne gratuite la te kat mi ngi bokk ci moyens yi ñu teg ngir njur mi wàññeeku ndax jigéen ñaari buñ ko xotteeti ko boo ñëwee dañ lay wax ne lii wóoru loolu bokk na ci plan yi mbaa xam ngeen ne yéen ñiy seetaan loolu mi ngi doon am 715 ans avant Jésus la daan am césarienne 715 ans avant Jésus du juddu ñi ngi yaakaar ne nag loo xam ne dañ koy bàkkoo naan léegi c'est gratuit xam nga ñun fii ci wolof ñaare lu ñuy maye rek nit ñi dañ ciy sawar waaye bu ñuy maye dara it da ngay xool li ñuy maye lan la ndax lu baax la wala baaxul kon daal di ngay gis oustaz yow mi nga xam ne yaa toog ci kanam écran bi ci yi nga xam ne du may mukk jigéen mu di ci sukkandiku pour war a def avortement médicalisé loolu moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na woon avortement daal mooy cas majeur bii ñu wax moo tax yonent bi wax ci hadis ne wal birru matma'annat ilayhi nafsu nee na njëkk mooy loo xam ne moom la yàlla wax yonent bi wax ko nga xam ne xel daf ciy dal waaye oustaz xam nga ne ci réew mi ñu nekk ak ci al alam al islami yi l'islam buñ ko waxee dafa bëri ay école yoo xam ne ñu ngi fi école yoo xam ne yi bu benn mbir ñëwee lu mel ni avortement moo xam médicalisé wala non médicalisé dañ cee am seeni gis-gis yu wuute oustaz ñu ngi ci juróomeelu laaj bi demal àggalil léegi après ñu noté yëpp après ñu andi question yi voilà donc léegi bu ñu ñëwee xam ngeen de boroom xam-xam yi seen xalaat yi léeg-léeg day wuute ci lu mu mën a doon ci lislaam léegi nag ngiru Malik ngiru imaamu Shafii ngiru Ahmad ibnu Hanbal ñenn ña ngiru Abu Hanifa ñoom nee nañ keroog bi ndaw si wannee lor ba keroog xale bi di mat diggante boobu def fi avortement l'islam daf koy tere lu dul cas majeur bi ñu waxoon kooku nañ koy bàyyi xel régal la cas boobu dong la ñu mayee ñu def ci avortement ma dellu ci li ma waxoon ngiru Malik muy rit malikit imam Shafii ngiru Abu Hanifa ak ñu bari ci ngiru imam Ahmad ibnu Hanbal nee nañ jigéen bu wannee lor ba keroog doom ji di mat def avortement te doonul ne bakkanu yaay moo nekk ci xottu gerte loolu l'islam daf koy tere loolu mu leer ci bopp sénégalais ak sénégalaise bi toog ci kanam écran Malikia TV leeru Maodo di ko seetaan kaa boobu dong la ñu may ñu ne leen waaw yéen li ngeen wax fu mu tege ñu ne embryon bi muy mbéemur mi su fekkente ne dangaa ñëw doonul kaa bi nga xam ne bakkanu yaay dafa nekk ci xottu gerte nga di ci def ay man-man pour génne ko kon yow yaa ngi tooñ yaa ngi def i'tida dafa am benn saxaaba oustaz bu ñuy wax Maaqal ibnu Yasaar
Maaqal ibnu Yasaar yow muy seetaan Malikia TV dafa gis jigéen ju rafet ba noppi bokk ci yax bu rëy mu bëgg koo takk mu ne waaye bala ma koo takk naa dem tàgg sangu bi mu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ñëw ci yonent bi ne ko man de dama fee gis jigéen ju bokk ci yax bu rëy ba pare rafet mu bëgg koo takk waaye nag lenn ca ne de mu ne ko jigéen ja du am doom yonent bi ne ko bu ko takk mu dem tuuti munu koo muñ dellu siwaat ne yonent bi ndaw sama la doon wax de moo ma tax a ñëwaat yonent bi ne ko bu ko takk mu demaat ab diir ñëwaat ne yonent bi ndaw saama indi de ci la yonent bi waxee ne tazawwajul waduuda alwaluuda fa inni mukaafirun bikumul umama yawma alqiyaama takk leen ñuy am doom mais foofu nag entre parenthèse oustaz ak kii seetaan télé bi maanaam tekkiwul ne l'islam dafa wax ne bu kenn takk ku dul am doom foofu borom xam-xam yi li ñu bëgg a firndeel mooy bu dee yonent bi dafa ne na ngeen takk ku am doom ndax ëllëg yawmal qiyaam damay taxaw ak sama moroomi yonent naan leen sama xeet yu bari na kon bu fekkee mooy wax loolu encouragé am doom kon yow soo ñëwee di rey doom te doonul cas majeur kon yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam li mu waxoon yaa ngi koy contredire li mu tabaxoon yaa ngi koy toj loolu la ñu bëgg a jàng ci hadis bi mais jàngewuñu ci hadis bi ne ku dul am doom kenn du ko takk am na soxna yoo xam ne du ñu am doom te ñoo gën ñëpp xoolal ku mel ni suñu yaay Aïcha radiyallahu anha musul am doom donte da nga fekk ci téere yi ñu naan ummu abdillah abdullahi ibnu zubayr doom boobu ñii ne doomu abdullahi ibnu abi bakar moom lañ ko doon dàkkantale naan ko ummu abdillah ñu ne waaw suñ tegtal bi wane ne lu dul cas majeur buy daganul ñuy rey wala ñuy def avortement médicalisé borom xam-xam yi bokk na ci liñ sukkandiku wala taqtulu awlaadakum xashyata imlaaq nahnu narzuquhum wa iyaakum inna qatlahum kaana xitan kabiran yàlla nee na bu leen rey seen doom yi ndax ragal ñàkk wala ragal gàcca rey leen day crime la boo xam ne bu rëy la la ngeen ko wattandikoo def léegi nag oustaz ak yow mi toog ci kanam écran Malikia TV waxoon naa ne émission bi suy joxe atte ak waxi borom xam-xam yi dana bàyyi xel lool ngiru imaamu Malik radiallahu anhu lii ñuy tudde avortement ngir mu ñuy wax ngiru Malik muy rit Malik moo ci gën a teengal su ngeen demee ci borom téere bi ñuy wax Dardiir téere la bu mag ñi fonkoon bu ngeen demee ci Sharhul Kabir muy chara bu mag ba ci volume 2 page 266 dafay wax ne daganul fekk mani yu boo xam ne transformé gut sax nekk lumbu deret nga di ko génne donte amagul ñeen fukki fan jàppal benn ngoog ci biir ngiru Malik ñoom nee nañ ëmb bi donte mani yu la nekk daganul nit ki di ko génne di ko tuur imaamu Dasuuqi mi ngi wax ci téereem boo xam ne xaashiya la tudd nee na araam gi nga xam ne avortement te amul cause majeure dafa xaraam nee na loolu boroom xam-xam yépp wala li ëpp ci ñoom ci loolu lañ sukkandiku ñett ibnu Qudaama nee na ku dajeeg jigéen dóor ko ci biir mu avorté wala jigéen ji dem jël ay doom naan ko daal di avorté nee na kooku am na sanction bu ko war moom la ñuy tudde ci alfiqul islaami al ghurra ghurra bi ko boroom xam-xam yi di firi mooy xale bu góor wala bu jigéen boo xam ne jaam la bu am juróom-ñaari at te sénégalais ak sénégalaise yow mi nga xam ne yaa toog ci kanam écran bi di déglu wala di seetaan munuñ laa wax mukk ne la yow dañ lay sanctionné te defuloo délit il faut nga def bàkkaar kooku nga xam ne dafa def avortement te doonul cas majeur nee nañ war naa génne jaam boo xam ne bu góor la wala bu jigéen bu am juróom-ñaari at moom lay génne su fekkente ne amul loolu ñu ne na génne juróomi téeméeri gàtt su amul loolu na génne juróomi gëléem waaw est-ce que kon ñi nga xam ne ñi ngi encouragé lii
xam nañ atte yooyu nga xam ne l'islam wax na ko rawati nañu doon ñoo xam ne ay jullit lañ kon ñooñu war nañu bàyyi xel loolu nga xam ne moom la l'islam wax xam naa ñi ngi ci suñu fin émission muy sanction yi nga xam ne ku ko def li la ciy fekk muy avortement sans mu am justification valable képp koo xam ne da nga def avortement moo xam médicalisé la moo xam non médicalisé li nga xam ne moo nekkoon ci biir bi dee loolu nag condition la ci ndax avortement moo xam nag ñu def ko césarienne ñu génne ko kooku dootul tudd avortement waaye avortement mooy rey li nekk ci biir bi wala génne li nekk ci biir bi te génnam jotagul loolu képp ku ko def war ngaa génne juróomi téeméeri dërëm wala nga génne xale bu jigéen boo xam ne jaam la wala xale bu góor boo xam ne am na juróom-ñaari at xam nga léegi suñ jamono ji mënoo ñëw ne damay génne jaam bi kon looy génne juróomi téeméeri dërëm wala nga génne téeméeri gàtt wala nga génne téeméeri gële wala nga génne juróomi gëléem loolu lan lay tekki mooy képp ku ma sa def avortement boo xam ne du cas majeur bii ñu wax mooy yow war ngaa génne juróomi téeméeri dërëm dërëm yi nag du dërëmu CFA de te boo ko seetee ay millions la wala nga génne téeméeri gàtt wala nga génne juróomi gëléem gëléem rek am na ci yoo xam ne benn bu ci nekk 500 000 lay jar bu dee yu ndaw yi kooku boo génnee juróomi dafay daanaka 2 millions 500 téeméeri gàtt am na gàtt xar genre xar yoo xam ne yii moom boo ko jaayee moom kenn du xam nu mu toll donc bu ko defee foofu dañuy bëgg a yegsee ci cappaandaw gi oustaz léegi nag loolu nga xam ne waa ji daf koy fay sanction bi ñu teg ko kan moo koy fay am na ñu ne ci xaalisu boppam lañ koy jëlee fay ko am na ñu ne déedéet ay mbokkam ñoo koy génne fay ko oustaz bu fekkee askan wi am nañ fi ay laaj yoo xam ne yi dafa jëm si ci kii bi balaa ñuy daaneel waaw xam naa comme émission bi cate na incha allahu taala ñuy wax téléspectateurs yi nii incha allah nii ñu ko ànd ak yow dinañ ko ànd ak yow chaque semaine incha allah ci ku ci am laaj ci diggante bi dinañ ubbi ay ligne yoo xam ne dina ñëw na ko askan bi yëpp xaar ak adduna bi yëpp ànd ko Haj Mansour di borom xam-xam di jàngalekat ni nga ko tëralee rek incha allah dinañ ko defee noonu ci kàttanu yàlla incha allah voilà kon nag bu ngeen yéen waa téléspectateur ak téléspectatrices yi foofu lañ leen di tàggu mu nekk seen premier numéro ci Allô Malikia nga xam ne émission la boo xam ne waxoon nañ leen ko ci njëlbeen gi dafay jàngat lépp loo xam ne dafa aju ci askan wi ci penc mi waaye ci gis-gisu diine waaye nag dana bàyyiwaale xel ñeneen ñi nga xam ne dañu dëkk penc mi te dooñu ay jullit comme yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni mu ko doon defee su ko defee rek xanaa di gërëm oustaz Jabel mi nga xam ne moo fi toogal la population tey nag dafa nekkoon benn genre tàmbali introduction la rek moom la voilà mais yeneen yi nga xam ne day ñëw du demee nii incha allah ni muy demee mooy dafay nekk laaj ak tontu daanaka moom lay doon moom mooy laajal askan wi ñun ñu di ko tontu mais xam nga émission bu njëkk il faut nga tëral plan wan téléspectateur ak téléspectatrices yi ne leen lii lañ bëgg a def introduction kon nag bu ko defee xanaa di wàññeeku di remercier réalisateur bi nga xam ne mooy Pape Sy caméraman yi ci jàpp ak Haj Malick mi nga xam ne moo wàccoon ci terrain bi ak techniciens yi ñëpp ba nga xam ne émission bi dañu bëgg mu doon loo xam ne lii dafay amal njariñ askan wi ci côté yooyu yëpp nga xam ne moom la ñu tudd ngeen àndoon ceeg seen mbokk Mansour El Hadji Malick Fall ak seen xarit seen mbokk seen wóllëre oustaz imam Jabel Kouaté muy Allô Malikia kon dumtum fi riayatillahi wa hifzihi wa amanatihi wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh